ها ولد ياتي ها ولد ياتي شكرا 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 شكرا. asalaamaaleykum téléspectateur wala Duniyaati ñoo ngi leen di nuyu ñoo ngi leen di ziar tey ñu ñëw avec une toute nouvelle émission Ombre des idées avec le premier numéro nous allons traiter le thème la mort et ses mystères. La mort et ses mystères pour waxtaanee ko ñu ngi am tey ci suñu plateau le grand philosophe et numérologue Cheikh Modou Gueye Fall. Cheikh Modou Gueye Fall, qu'est-ce que la mort? Merci beaucoup quand même de m'avoir invité. Cheikh Maodo yow ak waa wala Duniyaati yëpp kontaan nañu bu baax a baax ci invitation bi pour vraiment ñëw fii Ndakaaru fas yéene waxtaan ak yéen thème bi nga xam ne moom nga ma wax léegi mu di la mort et ses mystères. D'abord moi je pense que la mort moom kese c'est un mystère parce que c'est vrai que ñëpp xam nañu ne dans toutes les communautés du monde foo mën a dem ci àdduna bi alors da ngay gis ne am na mën na xëy na am na lu ñu réere mais tout sauf la mort ñëpp koo xam. Pourquoi ñëpp xam dee parce que koo xam ne tey amul nit koy jël ci àdduna te amul maam bu génn àdduna wala amul nijaay bu génn àdduna wala amul xarit bu génn àdduna donc loolu moo tax dee mën nga wax ni ñëpp xam nañu ko donc mu nekk itam également un mystère parce que xam nañu dee parce que gis nañu nit koo xamante ni daal da nekk ñun dund ba yàgg nekkatu fii moo tax benn philosophe bu mag je pense bokk na ci ñi may gën a lire ci ñi nga xamante ni c'est des philosophes contemporains muy Edgar Morin dañu ko wax ne ko moom dafa wax ni dee mooy la seule certitude boo xamante ni nit am na ko parce que ku nekk ci ñun xaw ma lan nga umpale waaye umpale woon ni bis dana ñëw nga génn àdduna parce que loolu nit moom dafa mel ni yaqin boobu am na ko maintenant pour revenir à votre question qu'est-ce que la mort c'est quelque chose quand même boo xamante ne d'abord ñëpp xam nañu ko ñëpp xam nañu lan mooy dee parce que gis nañu nit koo xamante ni nekk na fi ba yàgg nekk fi donc am na définition bu classique boo xamante ne que ça soit les philosophes wala les scientifiques man jàpp naa ne xaw nañ ci d'accord tuuti mooy li ñu wax ni la mort c'est l'état irréversible d'un organisme biologique ayant cessé de vivre maanaam lépp loo xamante ni daal mën nañ ni organisme biologique la en fait c'est-à-dire loo xam ne ñu doon dund xaw ma nu ma koy tekkee ci wolof mais jàppal ne un organisme biologique boo xamante ni doon na dund ba yàgg mu nekk ci état bu irréversible maanaam non seulement loolu cessé na de vivre waaye dootul dundaat donc loolu mën nañ ko jàppee dee mais dee bii c'est en rapport ak nit puisque foofu laay mën a parce que dee bëri na ay façon boo xoolee alxuraan sax yàlla mi ngi wax ni la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwaatan bal ahyaun mu daal di nag bu leen wax mukk ne ñi nga xam ne dañ leen a rey ci xare wala ci yoonu yàlla ñooñu dañoo nekk ñoo xam ne ñu dee lañu waaye effectivement ñu dund lañu donc pour vous dire que la mort bëri na ay qualificatif bëri na ay définition yu ñu ko mën a jox wante secteur wala boog dimension boo ci jël rek am na tekkin en fait dee ci côté scientifique mën nañ ko tuddee loo xamante ni peut-être luy dellu ci organisme biologique la boo xamante ni nekkatu fi maanaam nekkatu ci état premier am waaye tamit dootul mas a delluwaat nekkaat la mu nekkoon donc loolu loo xamante ni lu dee la peut-être buñ ci ñëwee ci alxuraan rek nañ ko déggee ak yeneen sufiyanke je pense que mën na ci ñëw ci lu yaatu ci lan mooy li nga xamante ni moom mooy wàllu dee mais en tout cas ce qu'il faut d'abord retenir c'est que la mort ñëpp xam nañu ko c'est la seule certitude boo xamante ni amul benn doomu aadama bu ko réeré comme ni ko sama xaritu philosophe boobu waxee. macha allah la mort ñëpp xam nañ ko la mort bëri na ay façons donc bu ñu delloo ci théologiens yi kenn ku ci nekk ci ñoom aussi am na benn gis-gis aussi bu ñu am ci la mort ñu bëggoon xam rek théologiens yi ñoom naka dañuy gisee la mort Cheikh Modou Gueye. Alors merci beaucoup en tout cas théologiens yi vision bi ñu am sur la notion de la mort wuutewul ak bi nga xam ni moom li ci alxuraan am xam nga alxuraan yàlla li mu tekkee dee ci cadre bu simple pourtant ñun Sénégal bés bu set ñu koy wax waaye des fois du ñu comprendre réellement baat bi mooy lan xam nga ñun bu nit génnee àdduna ci suñu société dañu naan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un c'est-à-dire
dañuy wax ne nit ki inna lillahi maanaam nit ki ci yàlla la jóge woon maanaam mindeef bi wa inna ilayhi raji'un waaye itam ci moom lay dellu donc la mort est un retour vers l'éternel donc dafa mel ni li ñu sunu téere yi di wax ne ñun avant sunu existence ci monde bi ñun ñu ngi nekkoon ci benn monde boo xam ne boo demee ci diine yi l'islam dinañ la wax ni moom la ñu tuddee alamul arwah c'est-à-dire le monde des âmes foofu sax la ñu wax ni si la sunu borom laaj nit ne ko alastu bi rabbikum li nga xanaa du man maay seen borom nee nañu doomu aadama tontu yàlla wala mbindeef yi tontu yàlla parce que baatu xaalu la indi waxul xaalu mooy ñoom ñëpp tontu nañu wax ni yàlla yow yaay sunu borom mais booba nekkin bi ñu amoon foofu c'est-à-dire morphologie peut-être bi ñu amoon foofu ak bu léegi bokkul parce que boobu ay arwaax kese la ñu woon ay ruux kese la ñu woon léegi nag bi ñu jógee ci àdduna boobu ba ñëw ci àdduna bi ci le mariage am entre l'esprit et le corps humain entre l'âme et le corps humain léegi nag dellu boobu ngay delluwaat sa cosaan ngay dellu sa borom loolu la yàlla tuddee définir dee moo tax mu ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un donc dee ci cadre boo xamante ni bu religieux dellu la fa nga jóge woon léegi nag boo delloo fa nga jóge woon y a ce qu'on appelle la résurrection d'abord parce que nit ki mën nañu wax ni bu nekkee ci àdduna bi dafay œuvrer en fait c'est-à-dire dafa am ay jëf yu mu fi def léegi nag lii jëlee nit ki ci monde bi ñu nekk mu nga xamante ni moom la ñu tuddee monde shahada mën nañ koy tuddee itam monde zahir monde boobu bu ñu fi jógee bay delluwaat ci monde boobu transition boobu ñu def mooy dee nag mooy jóge ci état bi daal di delluwaat fële nag moom la ñu tuddee rajo wono mooy dellu sa suñu borom fa nga xamante ni mooy suñu cosaan donc moo tax man damay gis des fois ci église bi dee ñu koy jox maanaam yowmal xiyaam ñu koy jox définition boobu marqué parce que ñoom dañu ni c'est le jour de la rétribution te également même pratiquement vision bi la ci alxuraan am parce que dafa ne bés boobu danañu jël nit ñi ku ci nekk daan la jox say téere moom ngay dégg suñu borom di wax naan ashabul maymanati ashabul mashamati ak ñi muy tuddee ulaika humul muxarribun donc dee ci vision soufi yi mooy vision alxuraan mooy dellu fa nga jógoon alors en parlant des théologiens man théologiens yi ñu ma ci gën a miin gën leen ci lire mën naa la jox l'exemple de Seyd Cheikh Ahmed Tidiane Sy en fait moom bi mu wax ci dee d'abord pour commencer dafa ne la mort n'est pas la fin moom nee na dee du jeex du loo xamante ni lu jeexital la en fait du jeex du loo xam ne dafa jeex mu ni c'est juste un processus de séparation de l'âme et du corps par lequel l'âme entreprend un voyage vers le monde éternel te mooy nee na dee la mort n'est pas la fin dee du loo xamante ni mën nañ ko tudde lu jeex la mun nag waaye dee googu ma leen di wax dafa nekk loo xamante ni séparation la entre l'âme séparation la boo xamante ni corps bi ak âme bi maanaam jëmm ji ak yaram bi dañuy teqarliko mu ni bu ñu teqarliko par lequel l'âme mu ni li nga xamante ni mooy ruux gi dafay nag entreprendre benn voyage boo xamante ni dafay dellu ca cosaanam muy alamul arwaax wala ñu ni ma ngay dellu vers l'éternel te mooy suñu borom subhanahu wa taala donc ne serait-ce que Seyd Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum gis-gis boobu nga xamante ni moom amoon na ci ku génn àdduna wuutewul ak gis-gis bi nga xamante ne moom la ci alquran am te alquran li mu tekkee dee mooy inna lillahi wa inna ilayhi raji'un pratiquement boo xoolee yeneen suufiyanke yi nga xamante ni que ça soit mooy al-Ghazali yu hujjatul islam nga xam ne ku siiw la ci la communauté soufi ñoom ñëpp daal vision bi ñu am ci dee mooy nit ki daal comme que nitu shahada ñaar lañ koy définir mooy le côté biologique de l'homme nga xamante ni mooy suñu jëmm ak itam le côté ruuxaani yu bi nga xamante ni bu fa jógee rek dañuy wax ni nit ki dee na nit ki nag bu deewee ba parce que ba ñu attesté ni dee na maanaam comme ni ma ko waxee woon léegi c'est-à-dire état bi nga xamante ni moom la nekkoon bi mu nekkee shahada mooy nit ko animé wu donc mu dugg ci état bu irréversible de l'organisme biologique ci koo xamante ni ku dundoon la bu ko defee bu dee médecin la moom mu attesté ni kii kat xol bi doxatul c'est-à-dire xol bi marché ko wala mu ni deretam doxatul mu daal ni respiration doxatul nit ki daal il n'est plus une personne animée c'est-à-dire il devient une personne non animée yéegatul déggatul daram doxatul ñu daal di koy déclarer nag comme
koo xamante ni génn na àdduna te loolu sax li lay wan ni suñu borom li mu wax lépp dëgg la daf lay wax ni nit ki dellu na fa mu jóge woon nan la ñuy def jëmm gi mooy dañu koy jël daal di koy jël corps bi daal di koy defar ba mu jekk ñu suul arwaax gi nag daal di dellu fa mu jóge woon donc je pense que vision bi nga xamante ni moom la ci suufiyanke yi am dafa nekk saraax maanaam dañu développé rek li nga xamante ni moom la suñu borom tënk ci baatu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Cheikh Modou. Oui. La mort. Donc la mort n'est pas une fin. Ah non. La mort mooy jógee ci état bi dem ci beneen état bi. Effectivement. Et pour dolli ci leen. Parce qu'il y a un très grand philosophe. J'ai oublié le nom quand même, malheureusement. Mais mu wax ne la mort, la vie là en fait en réalité. Mu ne la vie est une marche vers la mort. Effectivement, il a raison. Moom nee na sunu dund gi nekkul lu dul rek dox jëm ci dee. te bés boo weesu rek yaa ngi gën a jege dee. loolu mag ñi dañ koy wax sax ñu ne bés bu la xasa raw boobu la bés raw la. donc ñu ngi xaar beneen te dina am bés boo xamante ni bu ñëwee mooy sunu bésub dee ñun ñëpp pratiquement. et ci biir loolu man ma amoon ci beneen vision également en tant que philosophe. parce que bi ma déggee mu ne la vie est une marche vers la mort moi-même je me suis dit lii jàpp naa ni am naa ci beneen xalaat bi ma ci am mooy la vie est une marche vers une autre vie. pour man la mort xëy na peut-être yàlla dana ko wax ñu dégg que mais d'une certaine manière on peut même remettre en cause la question de la mort. Vous savez pourquoi? Parce que ñun fan la ñu jóge woon xanaa fi ñu jóge woon ñun dunduñu woon foofu suñu borom wax ci alxuraan ni alastu bi rabbikum xaalu balla. kon yàllaa ngi doon wax ñun ñu ngi tontu. lan moo gën a nekk dund yàlla di wax ngay tontu. parce que ñun déjà monde bi ñu nekk sax pour ñu communiquer avec le ciel c'est tout un problème, n'est-ce pas? alors mais dañu jóge ci monde boobu dugg ci monde bi donc léegi su ma la laajoon ñaari monde yi ban lañ ci nekk ay nit ñu dund lan nga may tontu yàlla itam wax na ne bu ñu jógee ci monde bi ba jaar ci dee dana résurrection dana am rétribution dana am ñoo xamante ni danañ leen dugal aljana ñu dugal leen safara dina am ñoo xamante ni dañu nekk ci benn espace intermédiaire entre safara ak aljana te mu di laara. donc dund boobu nag li ko wutale peut-être ak suñu dund bi dafa nekk dund bu éternel ñun ñu nekk ci dund bu éphémère ñun sax réellement est-ce que réellement nous ne sommes pas morts voilà. Cheikh Modou d'une certaine manière quoi. macha allah donc Cheikh Modou. oui. bu ñu dégginu théologien yooyu si wàllu mort. est-ce que donc mën nañu jàpp ni nit ki en même temps muy dund si monde bi est-ce que mën na nekk koo xamante ni moom dafa dee. oui bon oui on peut dire ça quand même. ci waaw ci ça dépend ci gis nga wax aussi dafa am ay déggin parce que dee moom ci suñu entendement général suñu ko waxee rek. mooy yow Maodo mi daan taxaw di wax ak man may di jëflante man yow nekkatoo fi. oui je veux dire sur la oui baa ngi ñëw ci sa kii. donc loolu moo tax man la si suñu entendement général. c'est ça la mort. la mort mooy quelqu'un boo xamante ni qui cesse de vivre comme ni nga xamante ni noonu lañ ko xamee woon. donc moo tax ku dee dañ koy jël suuli ka séddoo ay soxnaam séddoo doomam séddoo alalam séddoo léppam parce que dañ jàpp ni kii nekkatu fi. y a un philosophe bu ma doon déglu fan yi mu ni dee en réalité est-ce que concerné nañu sax parce que mu ni booy dund nga mais boo dee nga donc gis nga alors léegi nag est-ce que nit mën na dund te dee effectivement mën na nekk. je vais donner un exemple dafa am ñoo xamante ni boo demee ci suufiyanke yu mag yooyu ngay wax noonu ñoom dañ jàpp ni dund mooy dund bu am njëriñ te dund boo xamante ni par exemple ma jox la benn exemple li yàlla wax ci alxuraan bi. wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni bindu ma nit ak jinna loolu ñu jaamu moom waaye léegi nit ku ñëw fii ni yow jaamu woo yàlla nga déclarer sa bopp comme koo xamante ni un mécréant mën nañ la jàppe comme koo xamante ni ku dee nga loolu benn vision benn mën na nekk benn interprétation wala mën la dee sax ay dimension la parce que am na laay bu ma la wax léegi boo xam ne suñu borom wax na ci nii laa taqulu bu leen wax liman yuqtalu fi sabilillahi amwaatan mu ne ñi nga xamante ni dañ leen a rey ci yoonu yàlla bu leen wax ne ñooñu dañu dee mais ñooñu ñu dund lañu donc cela veut dire quoi cela veut dire que nit mën na am nekkatu fii waaye mi ngi dund mais paradoxe bi ci nekk mooy xëy na muy dundee nga xamul de la même manière nit mën na fi nekk di dund fekk dundam gi amul benn njëriñ nit ñi sufiyanke yi sax danañuy faral di wax ne nit koo xamante ni dem na ba ay jëfam ay kàddoom lépp enregistré tuñu
ay mbiram ci xayb donc kooku mën dañ ko considérer comme étant koo xamante ni dafa dee parce que pour ñoom kii moom dee na pratiquement parce que dund dafa war a am sens dund goo xamante ni amul définition amul sens mais dund googu lan lay tekki moo ki dee dal fetaat di je ne pense pas que soriantoo dañu trop. wala taqulu liman yuqatalu fi sabilillahi amwaatan bal ahyaun inda rabbihim. bal ahyaun way. voilà est-ce que donc si cadre boobu est-ce que mën nañu jàpp ne est-ce que les morts peuvent revenir. waaw baatu mën na nekk de nag moom defe daa day bëri na luñ daan wax mënut a nekk. dem ba mujj jamono wane ni mën na nekk bu njëkk boo mosaan taxaw di wax daan ndax nit mën na toog fii di wax ku nekk aux États-Unis mais personne ne vous croyait maanaam amul kenn koo xamante ni mënoon na la gëm à l'époque tey mën na nekk donc la question de l'impossibilité de peut-être de réaliser loo xamante ne nit ñi peut-être dafa sut seen entendement loolu yàgg nañ koy wax waaye plus ñuy gën a dem rek plus histoire di wane ne lu ñu yaakaar ne mënul nekk rek mën na nekk d'abord la question du possible ou de l'impossible laa la bëggoon dégager alors pour revenir ci cadre bi nga xamante ni wax ko mooy nit koo xamante ni dee nga mais ñu gisaat la ngay dund donc loolu am na ñu ko revendiquer ci d'ailleurs sax ci tarixa bi nga xamante ni moom la ñu bokk muy tarixa Tijaniya Cheikh Ahmad Tidiane Chérif nee na gis na maamam yonent bi boo demee ci tarixa Xaadiriya am na ci seen benn sëriñ bu ñuy wax ne moom dafa génn àdduna dellu si waat amaat ak soxnaam doom ba am na ñoo xamante ne sax weddi nañu ko mais je vous renvoie ci benn verset du Coran c'est le verset 122 de la sourate 6 foofu suñu borom mi ngi wax ne aw man kaana maytan fa ahyaynaahu wa ja'alnaa lahu nuuran yamshi bihi fi naasi kaman misluhu fi zullumaati laysa bi xaarijin minnaha kazalika zuyna lil kafirin. Qu'est-ce que dit le verset laay bi dafa wax ne aw man kaana maytan ndax ki nga xamante ni dafa dee fa ahyaynaahu ñu dundalaat ko wa ja'alnaa lahu nuuran ñu def ci moom leer yamshi bihi fii naasi muy dox ci biir nit ñi kaman misluhu fii zullumaati laysa bi xaarijin minnaha zuyna lil kafirin. suñu borom dafa wax foofu daal ne ndax ki nga xamante ni dafa génn àdduna yàlla dekkal ka waxul alquran waxul yawmal xiyaam la bari ma dekkal ka def ci moom leer goo xam ni dina ko permettre muy dox ci biir nit ñi ndax kooku ak ki nekk ci kàmb gi ci kéefër nekk ci lëndëm gi éternellement ndax kooku ñoo yem. donc cela veut dire que là on sous-entend que nit génn àdduna ñu wax la ni la dellu sino mais laaj ko rek firnde yi su fekkente ni loo mën a dégg la ak xëyrun boo ko mënul dégg tamit nga xam ni mënoo ko dégg mais quand même le Coran en a fait état quand même parce que loolu wax naa la ko ci alxuraan la nekk ci saar yi gën a gudd sourate 6 ci verset 122 voilà. voilà je pense que aussi c'est possible par la réincarnation. oui la réincarnation d'ailleurs moog li bokkuñu parce que attention il faut pas quand même que ñuy def la confusion réincarner c'est quoi réincarnation mooy par exemple yow Maodo supposons nga dundoon ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alors ñu dem ba benn jamono nga génn àdduna ci jamono boobu ñu ñëwaat ba beneen moment Massamba daal di juddu daal di man maa fi nekkal Maodo mi nga xamante ni jóge woon na fi maanaam man maa réincarné jëmm jooju kooku bokkul ak li ñu tuddee ressuscité mooy koo xam ne dafa dekki donc léegi man en tout cas domaine possible impossible d'ailleurs en tant que surtout chercheur et philosophe et cetera ñun domaine boobu du ñuy intéressé trop li ñuy intéressé rek mooy les éléments yi nga xamante ni dafay firndeel ni lii mën na nekk bu fekkente ni éléments yooyu amuñu ko ci loo xamante ni une explication rationnelle bu delloo ci wàllu mystique wala ci beneen côté mais dañuy comprendre ni adduna bi y a pas que la philosophie y a pas que la science mais y a la mystique itam thèse yi nga may wax ceux qui l'ont défendu mais c'est des mystiques man j'ai entendu Seyd Mawlaay Seyd Mohamed El Cheikh bon moom bokk na ci ay ci yi nga xamante ni moom lay avancer di ko wax mooy la notion de la réincarnation moom daf koy appuyer nee na réincarnation mën na nekk donc mais nag dama lay wax ne fu ressusciter mën a am donc réincarnation quand même il faudrait qu'on admette que lële buñ ca sukkandikoo war nañu mën a nangu lëy parce que dekki pour man moo gën a jafe sax rek xam nga ki nga xamante ni génn na àdduna depuis pratiquement des milliers d'années mu jékki-jékki ñun la gisaat nañu ko te ñu ko wax bari ay fukki at yoo xamante ni ñoom nee nañu gisaat nañu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci
ci état de veille donc mu ñëw kii leen mais loolu alxuraan quand même comme ba demee ci sourate 6 verset 122 sunu borom mi ngi expliquer lu mel noonu donc dafa nekk loo xam ne nag mënuñ ko dàq pour parce que alxuraan moom lii sunu borom wax ni inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu la hafizun c'est-à-dire c'est lui moom moo nekk le protecteur du Coran quand même te bu fekkente ni ñun ay croyants la ñu nekk surtout ay musulmans en tout cas thèse boobu mënuñu ko réfuter wala boog soit buñ koy réfuter dañ koy réfuter de propre gré wala parce que bokkuñu fii faruñu fii te pour man loolu ça n'a pas de sens franchement. macha allah Cheikh Modou. oui yàlla bind na dee. bind dund. moom wax na sax ci alxuraan mu ne. dee la njëkk bind. loolu bind dund. léegi ñu bëggoon xam s'il n'y avait pas de la mort que serait la vie? Oui, s'il n'y avait pas la mort, que serait la vie? Loolu c'est une question très intéressante maanaam bu dee amul woon ñun suñu dund gi nu muy mel en tout cas il y aurait pas un renouvellement de génération ce qui est sûr et certain beneen bi tamit mooy mën naa la indil aussi un verset du Coran mooy fi yàlla di wax ni xalaxal mawta wal xayaat li yabluwakum ayyukum ahsana amala suñu borom nee rek dafa bind dund ak dee pour éprouver ñu pour xam kan ci ñun moom moo gën a baax ay œuvre donc que ça soit mu nekk la vie tout comme la mort bu ci nekk dafa am sens am et boo xoolee sax ils sont indissociables parce que bu fekkoonte ni dee amul il y aura pas la rétribution xam nga tey bare na ñun ci ñoox bare na li nga xamante ni mooy régler aussi l'ordre social mooy ñun gëm gi ñu gëm ne dee am na gëm gi ñu gëm ne itam il y aura le jour de la rétribution après la résurrection il y aura la rétribution c'est-à-dire acte day am donc loolu même bu fekkoon justice amul dara amul bu ñu tënku ci diine rek dañuy mën a jub tegu ci njub pour que vraiment bu ñu leen rétribuer seen jëf yu baax ëpp seen ay jëf yu bon bu fekkoonte ni itam dee amul comme ni ma la ko waxee woon dès le départ il y aurait pas de renouvellement de génération xam nga àdduna bi tey actuellement ñu ngi lay wax ne àdduna bi depuis bi mu tàmbalee ba léegi il y a 4 milliards d'années li nga xamante ni moom la am ci nit maanaam moom la ñu suul ci suuf toll nañ ci 25 milliards d'individus imaginez àdduna bi nga xam ne déjà 7 milliards dong lañu ñu ngi màttanteeg di gàjjante bu fekkoonte ni 25 milliards dañuy continuer di fi nekk ñu continuer loolu ba àdduna yi tukki kon di nga dem ba yow foo teg sa tànk sax doo ko mën a am ndax dund donc le fait que ñii di dund génération yi di ñëw génn àdduna yeneen génération ñëw tamit dafa bokk ci li nga xamante ni dafay créer benn harmonie ci àdduna bi beneen tamit mooy dee dafa am solo parce que du moment que dee am na parce que ñun suñu vie bi quoi qu'on puisse dire boo demee ci thèse religieuse yi da ngay gis ne ndekete du suñu vie première en fait ñun suñu vie antérieure moo daaxoon suñu vie bi déggoo alxuraan bu lay nettali ne la sunu maam Adama alayhi salaam dafa nekkoon ci aljana moom ak Hawa et que par la suite si la Iblis ñëw jaare ko ci Hawa di ko ci benn garabu pom bu leen seen borom tere woon ne leen man ngeen jëfandikoo lépp ba mu des garabu pom bi ne nañu Iblis di leen nax ba ñu lekk ci pom bi donc si lañ leen génnee ci monde boobu nga xam ni fa la ñu nekkoon te mu di monde bu luxueux andi leen ci monde boo xamante ni li Serigne Cheikh di wax ne monde toskare la kat loolu malaayika yi waxoon nañu ko yàlla ne woon nañu que nit bu demee ci àdduna day tuur deret nit bu fa demee dafay indi désordre alors que ñun ñu ngi say service 24 heures sur 24. macha allah donc tout ça pour vous dire que la mort quand même elle a son importance elle a une importance capitale ci suñu dund parce que dafay permettre mu am un renouvellement de génération la deuxième des choses tamit te li nga xamante ni dee daf koy def mooy dee dafay tax daf ñuy génnee ci àdduna toskare bi yóbbuñ ci àdduna boo xamante ni on mènera là-bas une vie éternelle te vie boobu itam bépp jullit dafay ñaan yàlla bés ñëw moo tax Serigne Cheikh wax ci benn mbindam mu ni dee victoire la ci koo xamante ni yàqul dundam victoire bu rëy la parce que dara dàqul nag génn àdduna dugg aljana donc sinon dañuy nekk fii ci dund bii rek nag di xeex ak di màttante di gàjjante rek te itam du dund bii rek moo am il faut ñu dund beneen dund te dund boobu mën naa ni c'est inévitable. macha allah donc la mort a son importance mën nañ jàpp aussi ne la mort c'est une règle sociale dina permettre aussi ñu dund dans la société mais bu ñu xoolaatee est-ce que mën nañ jàpp ne est-ce que mën nañ jàpp ne le monde bi ñuy dund nii parce que am na ko wax ne ku dee xam lu xew
ku dee gindeeku est-ce que donc maanaam ñun adduna bi ñuy dundal nii est-ce que nekkul loo xamante ni bon daf ñu réeral mais dee moom voilà dee moo ñu yóbbu ci dans la certitude dee moo ñuy yóbbu ñu gën a encore gën a xam lu xew gën a xam dëgg-dëgg la réalité. Donc est-ce que mën nañu jàpp ne ñun dund bi ñu dund nii nous vivons dans l'illusion totale. waaw borom xam-xam boobu di defe naa di wax na lu am solo mais toujours est-il que je pense que moom moo gën a placé pour mën a indil ma ay réponses par rapport ak li mu avancé. Bon peut-être li ma ci mën a joxe je peux donner un avis par rapport ak affirmation boobu te avis boobu damay sukkandiku ci benn sourate du Coran pour mën la jox li nga xam ne mooy sama xalaat ci loolu. En tout cas yàlla day wax na ci alxuraan ak ñi bëgg a xaalis mooy sama mbokk yi sant Jaañ ak Ñang ak itam ñi sant Jàng mu ni alhaakumu takaasur ni hatta zurtumul maqaabira kallaa sawfa taalamuuna summa kallaa sawfa taalamuuna kallaa law taalamuuna ilmal yaqiin. nee na daal la course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitez les tombes. mu ne wut gi ngeen di wut xaalis loolu daal ci wut gu metti waxul wut xaalis boo xamante ne pour nit ki man ci jaamu yàlla dimbali ci nit ñi mais am na ñoo xam ne seen wutum alal àgg na foo xamante ne dañuy fàtte sax dee pour ñoom àdduna bii rek moo existé mooy ñi nga xam ne lekkuñu naanuñu seen lépp daal xaalis la. mu ni ñooñu loolu daf leen di distraire léegi nag bés bi ñuy dugg bàmmeel bés boobu la ñuy xam li xew donc loolu mbokk moomu wax danaa ni c'est un verset am na benn surat ci alquran boo xamante ni dafay dëggal li mu wax man je pense que même peut-être foofu la tiiree li nga xam ne mooy affirmation boobu. mu ne nag ku dugg ci bàmmeel nag ilmal yaqin da ngay xam li xew nag léegi parce que li nga daan dégg te xamoo ko léegi nag da ngay am certitude ci ne ndekete man daal li ma nekkoon jaru ko woon. Donc ça veut dire quoi dugg ci bàmmeel moom kumpa jeex la preuve en est que dans toutes les religions révélées boo fa demee dinañ la wax ne nit ki bu génnee àdduna dafa am destination bu mu jëm te destination soit aljana la wala mu nekk safara wala mu nekk lu ñuy tuddee laxraaf bu dee ñi nga xam ne ñoo nekk ci diine l'islam. léegi nag foofu nag ku fa àgg nag da ngay dund nag la ngay dund rek nag parce que da ngay xam yow li nga nekkoon lii léegi lii mooy fay gi moo tax ma ni la. catholique yi danañuy tuddee yowmal xiyam baat bu ma yitteel te mooy le jour de la rétribution te loolu boo xoolee loolu sax wuutewul ak li nga xam ne moom la sunu diine l'islam bi gisee bésu penc te yàlla wax na fu bari ci alquran di wax naan yawma yaqumu naasi li rabbil alamin léeg-léeg mu ni yow mi diini wax itam ne bakkan du fa mënal moroomu bakkanam dara ça veut dire que li fay jëriñ nit rek mooy que ne nit ki ay jëfam wala xëy na yërmande yàlla ñëw daal di koy sauver. Donc tout ça pour vous dire quoi pour vous dire que ku dee xam li xew man d'accord naa ci avis boobu partagé naa quoi franchement teg naa ko benn ci ay alxuraan waaye teg naa ko itam ci logique en fait. Vous savez ñun monde bi ñu nekk daf di monde boo xam ne dañ doon nëbb lu bari en fait déjà la question du futur c'est un problème. Qu'est-ce que le futur nous réserve yow suba lan la suba réserver parce que ñun suñu dee ci ëllëg la mais xamuñu kañ la ci ëllëg waaw gis nga ba tàyyi ku ñàkk mais après mu am mais xamu ko woon peut-être amu ci woon certitude. gis nga ba tàyyi ku am suba mu ñàkk mais bis bu ñu xasee ba génn àdduna rek léegi xam nañu suñu lépp. xam nañu fañ jëm xam nañu fa nuy mujjee xam nañu ne yëf yay demee donc loolu dañuy dugg ci benn certitude mais certitude boobu noonu nga xamante ni moom la ñuy dugg te mu di dee bokk na ci li nga xam ne moom wuutale dund ak dee. Cheikh Modou Gueye Fall en tant que philosophe. xam naa war nga am guide. absolument voilà ce guide spirituel. moom lan mooy conception ci wàllu dee ci la mort. loolu day yaakaar naa nag. nekk na laaj boo xam ne bu am solo parce que ñu bari dañuy foog ni les philosophes du ñu am ay guide et ñu bari sax dañ leen di xoole bëtu ñoo xamante ni c'est des athées c'est pas des croyants ay nit la ñoo xamante ni seen xel kese doy na leen mais c'est pas tous les philosophes attention la majeure partie des philosophes ñoom ñëpp c'est des croyants ñu ci bari ci philosophie c'est des croyants ñu bari dañoo foog ni nag philosophie la majeure partie ñoom c'est des non religieux ils n'ont pas de religion en tout cas. Par contre man am naa guide spirituel comme tout le monde man sama guide spirituel Mawlaay Seydi Mohamed El Cheikh alayhi salaam vision bi ma am ci dee soreyowul ak vision bi Cheikh El Hadji Malick amoon ci dee parce que Cheikh El Hadji Malick
nee nañu daf daan radiallahu taala anhu daf daan faral di wax ni dee daal warul la bett. Ça veut dire que à tout moment war nga mën a jàpp ni dee suba la wala à tout moment war nga mën a jàpp ni sa noy yi bu demee bala muy dellu si dee mën na la fa fekk. Donc nit kooku dee du nekk problème moom li nekk yitteem rek mooy du fàtte li tax borom bi bind ko te mooy wa maa xalaqtul jinna wal ins illa li ya'budun ñoom loolu la ñu comprendre ndax baatu itam xalaxal mawta wal xayaat li yabluwakum ayyukum ahsana amala c'est-à-dire dañoo bind dund bind dee pour que mu nekk ay épreuve ci ñun. La vie est une épreuve tout comme la mort mais épreuve la yoo xamante ni li mu war a am ci ñun comme jeexital mooy jaamu yàlla goo xam ne gu sax dàq la. ñun suñu philosophie guide spirituel mooy li alquran wax ni wa'bud rabbaka hatta ya'tikal yaqin c'est-à-dire jaamul sa borom ba keroog ngay génn àdduna su boobaa dee du nekk problème dee mi ngi nekk problème bu ñu jëlee dee nag sacraliser que à tel point que daf ñuy ébranler wala daf ñuy yóbbu suñuy fit wala doy dem ba daf ñuy jaaxal. Par contre li Serigne Cheikh wax defe naa ni mooy suñu philosophie ñun ñëpp mooy ne dee daal victoire la ci koo xamante ni ku sàgganewul dundam la parce que ñi sàgganewul seen dund ñëpp suñu borom lim leen dig moo dàq suñu dund gi mooy aljana la leen dig. Donc ñun nag comme que suñu Serigne amul problème mu xam li xew ci Barzakh Mawlaay Seydi Mohamed El Cheikh il a beaucoup parlé de Barzakh, il a beaucoup parlé des morts, il a beaucoup parlé du futur. Donc c'est quelqu'un ouais, qui est en perpétuel peut-être contact avec les morts. Avec les morts, effectivement, avec ce côté futur boobu ce guide spirituel di Seydi Mohamed El Cheikh et dégg nañu ko sax moom aussi muy wax ne moom il est là jusqu'à 2075 te selon le sens commun la mort vient par surprise. Mais vous m'avez parlé de sens commun, heureusement, le sens commun. Le sens commun, ça veut pas dire que tout le monde doit penser comme la masse. Ça veut dire que on peut d'ailleurs ça ñi nga xam ne ñoom ñoo ni détenir nañu la certitude mais yàgg nañu prédire, n'est-ce pas? Ça dafa am ñaar dafa am ñoo xamante ni ñoom suñu boroom daf leen xamal am ñoo xamante ni suñu boroom dafa limiter seen xam-xam. Bien vrai que nag yàlla wax na ci alquran ni wa maa utiitum min al ilmi illa xalila ñu néew ci nit ñi moom la yàlla dénk xam-xam bi ñu tuddee wala duniyaati. Je vais profiter encore de l'occasion pour nettali la histoire yonent yàlla Xadir nga xam ne suñu borom mi ngi naan fa wajada abdan min ibadina ataynaahu rahmatan min indina wa alamnaahu min laduna ilma. Pourtant Xadir moom nga xam ne moo àndoon ak yonent yàlla Moussa alayhi salaam mais kooku moo doon jàngal un prophète boo xamante ni il fait partie des prophètes des 5 prophètes les plus gradés et ki ko doon jàngal kooku werante sax am na ci yonent la wala du yonent mais li mu déteniroon rek moo am solo mooy rahma ak ajmu ladunniya. Léegi nag voilà je termine merci beaucoup quand même d'avoir merci beaucoup pour la précision mais en fait vision maa ngi la doon wax léegi Xadir man la Xadir boobu moom xamoon na luy ñëw te doon na ko wax parce que bi mu rayee xale bi lan la wax dafa ni su màggee yéefar la naroon nekk bi mu yàqee gaal gi dafa ni bu ko fi buur bi fekkoon dañu koy nangu et pourtant li mu doon wax ci futur la waaye dafa nekk un futur boo xamante ni bu concrétisé wu la. Donc de la même manière parce que le futur léegi ñu bëri ñu ngi ciy wax waxuma la 2075 mais am na ñoo xamante ni dañuy def ay prédictions. dañ naan la suba dina taw mais ñi ngi sukkandiku ci ay expérience scientifique pour wax la ko léegi nangu nañu loolu alors ki nga xamante ni moom domaine am peut-être dafay dellu ci domaine ruuxaani yu te domaine boobu je pense que moo ëpp doole Cheikh Tidiane ci wax na ko mais kooku mën na gis waxuma la 2075 mais d'ailleurs sax dafa am ñoo xamante ni ci sufiyanke yi bu dee miin nga leen ñoom dañu jàpp ne sax nit ki mën na dem ba dundam temps bi muy dund dépendre ci moom loolu formation spirituelle la. Léegi nag ñi nga xamante ni peut-être miinuñu le domaine de la spiritualité loolu mën na leen jaaxal parce que dafa nekk loo xamante ni xamuñu ko wax naa la tout à l'heure ma ni la boo yeewoon suñu maam yi génnoon àdduna il y a 400 ans de cela nga ni leen nit mën na toog fii di wax ak ki nekk aux États-Unis nga xam ne États-Unis ak fii ça fait plus de 6000 kilomètres mais kan moo la ciy gëm ci ñoom wala suñu lay gëm dañ naan la karaama la donc du lépp sax ci karaama lay doon bari na ci loo xam ne ci formation lay nekk. Xale bi nga xam ne tey màgg na ba mën a defar avion pourtant nit a ko defar kooku xale la woon mu dugg ci ay laboratoire am di defar ñoom Einstein ak ñeneen ba andi loo xamante ni dafay indi révolution ci àdduna donc de l'autre côté c'est-à-dire le domaine de la mystique nit mën na fa liggéey loo xamante ni sëriñ bi
kooku alxuraan sax yim ci nett du jeex. Donc je pense que daal Seyd Mohamed El Cheikh pour terminer vision bi mu am ci dee mooy dee daal mooy inna lillahi wa inna ilayhi rajiun dellu la ci fa nga xamante ni fa lañ jóge woon te fa ñu jóge woon mooy suñu borom jóge woon mooy alamul arwaax bu ñu deewee itam il y aura la rétribution c'est-à-dire dinañu àtte ku ci nekk xëy na nag ñoom su fi yàgg yeeg yooyu yàlla may na leen ay garantie ba léeg-léeg bu ñu ñaanee seen borom keroog bés peñ suñu borom mën na leen defal sutura ci fànn woowu. macha allah. jërëjëf Cheikh Modou Gueye Fall notre grand philosophe. ak vraiment xam-xam bi nga xamante ni tey moom nga ñëw ak aussi ni nga nangoo jógee ba Saint-Louis ñëw Dakar pour accepter suñu invitation bi. ñu lay remercier. di jox rek dig daje téléspectateur wala Dunyati si beneen numéro incha allahu rabbi ak beneen invité. bi barakati Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Cheikh Modou Gueye Fall. waa jërëjëf Maodo yow itam maa ngi lay jaajëfal di jaajëfal waa équipe wala Dunyati yëpp di jaajëfal également vos téléspectateurs nga xam ne saa su nekk seen ay émission dañ leen di yitteel parce que jotaayu xam-xam la yow itam liñ fi jot a waxtaan lépp également defe naa ni dara gën ci xam-xam may gërëm waa Sénégal yëpp di gërëm également waa bitim réew di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah.